salaamaaleykum Dakaru ci fukki fan ak juróom-ñaar atum 2020 tey waxtaan ni ko bëggoon jëmale ci li ñuy tuddee cabinet def naa ku nekk di nga dégg cabinet présidentiel cabinet ministériel fii ci Sénégal wala feneen xëy na ñu bari ñu koy dégg mais xamuñu fu mu jógee ndax dafa nekk lu yàgg ci Sénégal 1959 xam nga du tey boobu déjà amoon nañu ñuy tuddee cabinet ministériel donc ñi dem nag di dox ba ci jamono joo xam ni mu am façon mu xam-xam yu bees maanaam nu ñuy doxalee état di ko doxalee administration soppeeku te ba tey ñuy wax par exemple li tubaab di wax ni management public mu nekk façon doxalin bu bees administration ñu toll jamono joo xam ne tam bu njëkk booy liggéey bu ñu la recruter daal dañ lay recruter nga dem sa poste di liggéey li ñu la wax nga def ko mu yem fa wante ñu toll foo xam ne dañ ni loolu doyul dañuy tànn seet ñi nga xam ni ñoo mën seet ñi nga xam ni daal yeyoon nañ ko maanaam ñu koy wax méritocratie mu am ay entreprise ay nit ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey nan ngay def ba tànn ki nga xam ni yaakaar na ni boo ko jëlee ni ko yenn américains yi di waxee tudde ko top grading maanaam am na 90% de chance que kii daal li tax nga jël ko dina ko réussir ñu toll jamono joo xam ne tam ci temps yi comme yéen ak man ak sax yenn politique yi ñu ngi werante seen diggante ndax cabinet ministériel yi ak ñi wër ministre yi président ñu leen war a tànn loolu mu nekk aussi xam-xam boo xam ne bind nañ ko ci ay téere ñu koy discuter ci àddina bi am na livre yu bees yu bari bi ci gën a génn fan yi génn États-Unis analyser cabinet présidentiel yi doy na waar sax mu génn jamono ji mais xëy na am na lu tax yooyu yëpp naa ci dellu si donc boo xoolee tamit xam-xam yooyu ak gëstukat yooyu ñoom ñu ngi werante naan waa cabinet yi moom est-ce que jar na mu doon rëy bari ay nit est-ce que ni ñuy tànnee ñi ci liggéey mun ñu leen tànn neneen lu tax mbiru parti di jiitu ci cabinet yooyu daal nekk ay werante yi ñu bind ci ay livres yu bari yoo xam ne daañu ko jéem a tekkil fii ci vidéo bi ngeen xam ko parce que boo xoolee werante yooyu ci am jamono yi ci borom xam-xam yi ak ñi bind téere dañ ni bu njëkk waaw booy tànn nit da ngay koy wóolu rek nga tànn ko dañu koy wax lu waaye te wóolu nga ko yaakaar ne bu nekkee si xëy na li nga bëgg mu def ko dina ko def wante tamit am ñu ne ah waaw loolu dëgg la wante nag loolu taxul nga wóolu ko taxul mu mën liggéey bi ndax toll nañu jamono yoo xam ni da nga war a tànn koo xam ni mën na liggéey bi boo ko tegee fi nga ko teg liggéey bi dina gaaw dina rafet njëriñ ni dina feeñ ci doomu aadama yu ko soxla ñu dem ba borom xam-xam yi liggéey yooyu wax top grading top boo ko déggee maanaam nga tànn ko xam ni moom buñ ko doon classé day nekk ca kooko ñu tudd leen tamit ay liggéeykat yoo xam ne ñu tudd de classe A xam nga A boo koy xool moo jiitu ci alphabet maanaam dañoo xarañ ba ñu teg leen classe A waaw loolu bari na ay téere yu ñu ci bind yoo xam ne dinaa ci ñëw ci sama site yi sama blog yi boo demee tam yooyu ngi ci mu am importance boo xam ni ba nga xam sax politique yi Macron maanaam kii jiite France actuellement bi muy def campagne loolu du ko jiital maanaam nee daal administration bi li ñuy wax fonction publique maanaam fi fonction nekk dafa war a am njëriñ dafa war a mën liggéey dafa war a xarañ liggéeyam dafa war a jëriñ doomu aadama yi mu wax loolu mu ni man bu ma faloo cabinet yi dinaa wàññi seen nii day fii ci France daal cabinet man sama cabinet bugguma ci cabinet man nar mettre en place waruñoo ëpp fukki nit pour ministre juróom-ñetti nit pour lu ñu tuddee ministre délégué maanaam juróom pour lu ñu tuddee secrétaire d'État wante ba mu yéegee tamit mbir yi dafa mel da ko ëpp doole bu dul demee noonu mais moom ci campagne am xamoon na ne loolu am na dañu mu jiital ko moo tax vidéo bi may def di ko jéem a def ci olof xam naa dina xaw a jafe parce que xam la boo xam ne yu bari ci wàllu ko bind ñu ngi jéem dama bëggoon daal def ko sama yeneen vidéo yi aussi ni wala ku ci bëgg a bokk tamit
man si vidéo yi bokk ko def ko noonu mu jëriñ doomu aadama yi bon ubbil naa la bunt waaw bu ñuy delloo ci Sénégal pour doomu aadama yi nga xam ne tey fii 2020 ñu ngi dund ñu xam fu mu jógee ak nu mu demee am na lu bari loo xam ne war naa leen ko wax parce que ñi ñaa gis cabinet directeur de cabinet du ministre xëy na mais xamuñ fu mu jógee surtout xale yi nga xam ne dañuy soog a liggéey dugg ci administration yi wala feneen waa cabinet yi nag du ci ministère rek la mën na am ci mairie yi mën na am mais tey ministère ak présidence moo ñu intéressé donc xale yooyu xamuñ fu mu jógee ak nu mu demee baax na tam ñu wax leen ko boo xoolee bu baax sax di gën a doy waar mooy amul gëstu yoo xam ne ñun Sénégalais yi doomu aadama yi ñoo ko def suñu bopp ci loolu tamit jaaduwul wante booy xool bu baax fii suñu réew mi Sénégal li ñuy tuddee cabinet yàgg na 1959 ah ba ma jumul 1959 ba tey mooy maanaam juróom-benn fukki at yi am na ko ah boobu évidemment dañoo ay fédération du Mali yu demee noonu am na fu ñu jaar beeg Sénégal mais booy xool 1959 amoon na benn li ñuy wax benn dogal mooy dogal yi ngeen di dégg ci la ñaan décret benn décret bu génnoon jamono yooyu daal di dogal nu mu war a doxee dinaa dellu nag ci gëstu bi moo koy def nag mun naa dogal yi jël ci gouvernement bi jël depuis indépendance jéem naa leen dajale am na daal benn boo xam ne gisuma ko xamul tax si bën naa ko fu nekk te loolu jaaduwul parce que citoyen bu nekk war nga mën a gis décret parce que dafa war a nekk public ma dellu si cosaan ni waaw cosaan bi boo koy xool amoon na Senghor ak Dia ñoom mën nañu wax ni ñoo njëkk xalaat loolu jël ay dogal boobu ñoom daal booy xool seen gis-gis jamono yooyu mooy réew yu bees lañu amuñu doole amuñu xaalis dañuy soog a dogal ñoo yàq dañoo war a def liggéey bu rafet war a moytu yàq yi di dajale di denc pour mën a tabax Senghor ak Dia noonu lañ ko gisoon ba ñoom dañoo jamono yooyu jël ay dogal yoo xam ni ñooy wax ni cabinet ministériel yi ñi lay demee donc maanaam daal waru dafa philosophie bi daal mooy du ñu yàq cabinet ministère yi donc dañoo war a muñ defar suñu nasaxal suñu alal boobu nag ci 1959 donc loolu def naa mooy bu ma juumul léegi juróom-benn fukki at yu topp ñoom jël nañu benn décret benn dogal bu ñuy wax décret mooy décret 59/082 bi ma bindee ci kayit bi ñu ni daal cabinet yi warul ëpp juróomi nit kenn ki di directeur de cabinet kenn ki di chef de cabinet ñaari conseiller technique ak li ñuy wax attaché de cabinet ci seen dogal boobu tamit nii ñooñu ministres yi ñoo leen di tànn ñoo leen di tànn daal di leen nomelu pour ñu fal leen loolu wante boobu décret boobu dafa leer ni bu fekkee ndax yéen leen di tànn bala ñoo leen di nommer ba mu jeex na jaar ci sama ñii di jéeg man ñu xool ñii ñan lañu dogal boobu tam décret boobu doon tam ci li ñuy tudde secrétaire d'État nga xam ni am na ba tey day dem yenn saa yi mu ñëw yenn saa yi mu dem yenn saa yi daal day jékki du loo xam ni mën nañu wax ci histoire Sénégal toujours dafa mas a am toujours ci lu ma fàttaliku bon ñu ne secrétaire d'État bi moom cabinet warul ëpp ñetti nit maanaam benn directeur de cabinet benn conseiller technique benn chef de cabinet wante décret boobu dolli ci loo xam ni am na ba léegi maanaam ni ñu ko yemalee nii ci juróom wala ñett présidence de la République bokk ci décret boobu dañ ko gën a leeral ci beneen dogal li ñuy wax instruction moom mi ngi nekk ci suufu décret moo xam ne day ñëw daal di gën a leeral jox ay dénkaane ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci administration du ministre yeeg demee noonu loo xam ni dañ ko war a def maanaam instruction boobu 1968 la woon mu wax ni juróomi nit ñooñu nekk ci décret bi wala ñett yooyu nañ ci yem leen ko weesu mu wax tamit que bu ñuy tànn nit ñooñu war nañu xool fu ñu jóge
ndax amuñu histoire ak tribunaux yi ndax ñee seen droit civique maanaam politique ndax maanaam politique maanaam ku war a mën a wote waaye nit ñoo xam ne daal am nañu maanaam jar na ñoo wóolu ndax am nañu mën-mën bi ak xam-xam bi pour daal nekk ci wetu ministre wetu président ci cabinet yi ñu dolli sax loolu ñu gën ko dëgëral dolli ci nii bu ñu leen di tànn ñoom dañoo war a am njàng moo xam ne dem na ba li ñuy wax enseignement supérieur maanaam dem na ba tolloogul njàng moo xam ne ko def ci université yi wala sax mu ëpp ko tuuti nga nekk li ñuy wax hiérarchie maanaam ñi nga xam ne ñoo jàng université bu pare dolli ci dem ci yenn école yu mag yi ay ENAM ak yu demee noonu wala nekk leneen ñu ni ñooñu wala war nga toll foofu booy xool dogal boobu Senghor ci boppam daf ci bind ni du ma nangu benn dérogation maanaam du ma nangu daal ñoo xam ne duñ leen teg ci yoon woowu maanaam mooy wax rek bu leen ma proposé koo xam ni nekkul ci caractéristique yooyu waaw moo dolli ci ni tànn boobu ñu war a liggéey ci cabinet yi tam instruction boobu dogal boobu nga xam ni moo nekkoon suuf dëkk bi am na lu mu ci wax nee na daal li gënoon moo ñu tànn leen ci fonctionnaire yi wala ñoo agent public ñoo xam ne ñu ci administration ba pare parce que ñooñu ñooy gën a neex a dugal ñooy gën a neex a recruter dolli xaalis du yokk xaalis bi ñu leen bi réew mi war a fay ci ay salaire rek yu demee noonu doo fa nekk naan bon léegi ministre bi moom dafa nekkatul ministre kii na fi jóge parce que kooku moom même boo ministre bi nekkatul ministre fonctionnaire la mu dellu ci administration bi dafa naa loolu tamit ministre yu bari jëm nañ ko doxale noonu ci histoire du Sénégal li ci topp tam waxoon naa ko maanaam président bi nii Senghor ci jamono yooyu ni daal bala ñu leen tànn bay defar dogal bi leen wala nommé nañ leeral ñii lan mooy seen diplôme lan mooy seen titre lan mooy seen grade ak yu mel noonu ba pare dogal boobu tamit nii même kayit yi leen di tànne nommé la ñu koy wax contrat boobu dañ ci war a bind ni lii kat contrat bi day jeex bu fekkee ministre bi nekkatul ministre donc li ñu bañoon rek mooy ay nit ñu bari jóge foofu dugg ci administration publique bi defuñu concours defuñu dara xam nga yooyu tamit mën na indi yeneen jafe-jafe dogal boobu bu 1968 bi tam président Senghor am na lu mu ci bind loo xam ni xëy na xale yi war nañ ko mën a xam wala nit tey xam ko parce que maanaam mooy daal dafa wax ni jaaduwul te bëggul ñi dugal nit ñi ci administration bi jaare ko ci cabinet ministériel mu doon façon boo xam ne daal da ngay làqatu bu dugg ci administration bi fekk ni yow su war lu dugg ci administration bi parce que nekkuloo ci corps yeeg yu demee noonu defuloo concours yi noonu ministre bi daal moo la jël yow la wóolu pour nga dimbali ko mais bu liggéeyam commune yi jeexee dem yow tam na ngay dem mais daal Senghor ni nag jamono yooyu moom du nangu loolu am ñu ci profité daal di dugg ci administration toog jàpp seen ñàmbur doon teet bala yeneen jamono bën naa wax ni dogal yi amoon dog li mu gisee yaakaar naa ni leer na wante lu ñu bind ci kayit tamit mën na bañ a demee noonu moo tax bu fekkee ni leer na tamit jaadu na ñi laaj gëstu ndax noonu lay doxe dëgg-dëgg bon li ma ci mën a jàpp tamit mooy daal jamono yooyu ñu mel ni ñoom Senghor ñoom Mamadou Dia ñoom daal li ñu bëggoon daal mooy moytu nga am indépendance rek commencé noos yàq gi jël nit ñi fii dugg fii fay salaire yi fii oto yeeg yu demee noonu boo xoolee sax jamono yooyu dogal bi ma leen wax te mu nekk suuf dëkk bi dafa ñu woon kenn du jox directeur de cabinet membre cabinet yi kenn dañ jox oto ku ci mën a am sa oto bopp bon boo koy dawal ci liggéey administration ñu jox la indemnité boo xam ne tam maanaam jaadu na ndax yaa ngi jël sa oto bopp di ko dawal sa liggéey pour administration bi donc ñu jox leen indemnité jamono noonu la doon doxee Senghor doole cam ni
daal dama bëggoon daal di bind nii ci kayit ki muy yaxanal bañi yàq sa canal yooyu daal bu ma sañoon bëgg naa wax sax bu ma sañoon bëgg naa noonu laa bëgg mu demee ko bi Abdou Diouf ñëwee moom itamit am na lu mu ci def maanaam am na li ñuy wax circulaire maanaam circulaire boo ko xoolee mooy loo xam ne circulaire day wër benn kayit la boo xam ne day wër dem ci fonctionnaire yi ñi leen wax lii di liggéey bi ñi leen demee lii war ngeen ko def lii war ngeen ko topp lii waru leen ko def yu demee noonu ah circulaire boobu bu mu génnee nee na 1975 la boobu li ci ëpp maanaam mooy dafa nii daal war nañoo xool ñuy dénk responsabilité leen dénk réew mi ñu nekk ci cabinet yi wala nekk di diriger yore service yi wala établissement public yi li ci Abdou Diouf ni man daal rapport yi ma jot daal ak information yi may yónnee seetlu naa ni daf ci am ñoo xam ni dañoo teel a am promotion ay xale yu tuuti lañu ba pare nag bëgg a nekk diriger ay cabinet ay service ak yu demee noonu mu ni liñ ko rapport yi ñu ko defal dañuy wax ni loolu moo tax administration bi nekk administration boo xam ni dafa yéex dafa bari ay problème ba ñu jël décision bala moo sotti façon problème mu nekk mën na ci am lu koy yéexal mu ni daal xëy na jël ñoo xam ni daal seen xëy na jàng nañu wante seen expérience des na daal war nañ ko xoolaat mu ni nag ci information yi ma am ak rapport yi ñu ko yónnee tamit dafa gis ni ñàkk expérience boobu ci xale yi nga xam ne dañuy gaaw a yéeg ñoo rek ba nekk directeur bu ko nekk diriger cabinet ministère yi di yu mel noonu jiite ko tamit ci jur na ay jéeya muy daal jàng sa liggéey façon école la li mu tuddee le décret bi Abdou Diouf tuddee woon ko ci instruction bi mu tuddee ko circulaire bi maanaam bàleen mu tuddee ko école du temps maanaam boo génnee tamit nga nangu jàng tuuti temps bi xam sa liggéey lañ la jàngaloon ci école yi nga xool nu mu méngoog li ngay def ak loo ci mën a yokk loo war a soppi wala yu mel daanaal mu ni loolu nag vertu moom li mu tuddee vertu de l'école du temps et de la pratique mu ni kooku tax na maana mu ni daal rapport yi bu jot yëpp war nañ ko tamit ay yi jaaduwul yi ñu gis yëpp yu ci bari daal ay xale yoo xam ni des na seen expérience moo tax mu am ba loolu demee noonu tamit Abdou Diouf dafa nii léegi man daal dogal naa ni il faut nga am fanweeri at pour nga nekk ci benn cabinet lu mu tuuti moom l'âge minimum il faut nga am fanweeri wala nga am bon fanweeri at ak juróom pour nga nekk directeur chef de service wala diriger benn établissement public kooku tam moom ay xalaatam la woon ñu ngi sukkandiku ci li ñu ko étude yi ñu ko defal ak ñu ko jox léegi nag booy xool ak jamono ñuy toll waxtaan wi waroon naa méngoog ndax loolu Abdou Diouf dogaloon ndax am na tey ndax jaadu na tey ndax waroon na moom ndax warul am léegi ay xale yu la ni xale daal mën naa jiite mag mën naa ëpp xam-xam mag na ñoom yu mel noonu donc mën nañu wax daal loolu koy tubaab di wax critère daal ci jamono bi ñu toll bon mën nañ ko waxtaanee wante li wóor ba wóor mën nañu wax tamit ni toll nañ ci jamono joo xam ni xëy na politique bi dem ba nga xam ni yooyu xëy na doo mooy li jiitu politique bi dafa mel ni moo pour doole loolu li ci nekk tamit mooy am na tey xale yoo xam ni dañuy yàkkamti dañuy wóolu seen bopp toll nañ ci jamono joo xam ni aussi ku bëgg a jàng-jàng ndax ay internet ak yooyu ngi fi xam-xam bi dafa tasaaroo ñëpp di ko gis dafa am nit ñu sawar di ko jàng am nit ñu tayal bañ ko jàng wante moom ku léegi toll nañ ci jamono boo xam ne moom daal nëbb xam-xam jafe na moom aussi xale yu bees yoo xam ne
mën nañu wax ne dañoo yàkkamti li tubaab di ambitieux dañuy ñi tam boo politique daal dara du la të ñu def li ñuy wax politique ascension moyen d'ascension sociale ci tubaab donc li ngeen ba leen xoolee bu baax Sénégal dafa jaar ci li tubaab di wax paradigme maanaam loo xam ne dañ ko gëmoon ni lii moo jaadu maanaam mooy muñ bañ a yàq moytu daal ay services yu dul jeex ay postes yu dul jeex ay cabinets yu fees del donc noonu la suñu réew commencé doon màgg di màgg ba egsi tey yëf yi mel ni dafa changé maanaam booy xool ci 2012 loolu soriwul trop def naa fi juróom-ñett at la am na tam décret bu génn daal di soppali fonctionnement présidence de la République booy xool décret boobu dafa wax ni présidence de la République bokkul ci limitation yi maanaam loolu ñu ni cabinet mi ni lay tolloog yu demee noonu kon mën nañu wax ni booru 2012 déjà di ñoom Dia ak ñoom Senghor doon jéem a dogal ak ñoom Abdou Diouf maanaam austérité boobu ñu ngi koy teggi wala commencé nañ ko teggi mën nañu xool ni tam jamono ji dafa tolloog jamono yoo xam ni daal yu bees yu bari dafa commencé di génn ay agence fii ay chargé de mission fii ay ministre conseiller ak yu demee noonu ñu commencé dugg ci beneen jamono boo xam ne mi ngi am na lu muy doxee dem nañu sax ba xam directeur de cabinet président la bi nga xam ne am na jamono yoo xam ne comme ministre yi rek arrêté lañ koy nommé nee ñu léegi moom daal waajoo xam ni waruñu ko nommé noonu dañ ko war a gën a kowel ci ñi koy nommé booy xool sax dogal yooyu boo leen boole ñu ñëpp mën nañu wax ni cabinet président de la République daal moom bokk ci loolu mën na am ministre yu bari mën na am ay ministre d'État mën na am ay directeur de cabinet politique ak yu demee noonu léegi liñ ci mën na wax ci gëstu mooy ndax ñoo tollu jamono joo xam ni loolu ñoom Senghor ay ñoom Dia Abdou Diouf doon wax ñu koy wax austérité tubaab maanaam yaxanal muñ sakkanal ak yu demee noonu ndax dafa jaadu wala dafa xewi wala amul maanaa du tax réew mi jëm kanam wala yu mel noonu loolu mën na nekk gëstu ak sottante xalaat mën nañu wax ni tamit bu njëkk lu mën nañu wax ne daal soppeeku lu mu am boo xoolee tam yenn dogal yi génn ba léegi la ñu waxoon depuis 1959 da nga koy gisaat ci circulaire yi instruction dogal yooyu nga xam ne nekk suufu décret dañ koy wax maanaam bu ministre bi di jéem jeexee cabinet bi seen liggéey jeex na léegi cabinet bi warul tolluwaay boo xam ni dafay am lu ëpp juróom nit wala yu mel noonu donc am na ñoo xam ne boo ko bëggee teggi loolu da ngay ñaan permission bu fekkee am nga cadre direction ce ministère par exemple li ñu wax tamit ministre daal moom vraiment directeur de cabinet war na am xam-xam boo xam ne tolloog na ku jàng boo toll ci université yooyu ba léegi mi ngi ci dogal yi nga xam ne ñu ngi génn ñu koy wax problème bi kay mooy ndax noonu lay demee dëgg-dëgg léegi bu ma doon tëj sama waxtaan wi te man naan daal depuis 1959 am na dogal yu bari yu jënn mais booy xool li ñu niroo bari na li Senghor waxoon am na ñu ngi koy wax ba léegi li Abdou Diouf waxoon ñu ngi koy wax ba léegi ak Mamadou Dia ñu ngi koy wax ba léegi li ci am ci diggante bi daal mooy nee nañu président de la République te wax naa ne si décret 1959 sax waxoon na ko moom am na statut spécial xëy na statut spécial bi léegi dafa gën a yaatu parce que boo xoolee yenn services yi chargé de mission yooyu mën nañu wax ni leeru
est-ce que waa cabine lañu est-ce que ay service lañu man ci sama gis cabine lay gën a ñëw parce que ñu ci bari booy xool amuñu liggéey wala expérience boo xam ne mën nañ def li ñuy wax travail technique administration donc wóoruma sax ndax dañuy liggéey wala ñu ngi leen di gis donc loolu ba tey mën nañu wax ni am na lu ci soppeeku yaakaar naa ne am na mis yu bari buñ leen nommé ñoom xëy na dañ naan man daal moo directeur de cabinet boo xam ne liggéey bi moo ma gën a arrangé boo yàggee ci administration bi ba toll fenn da ngay jékki-jékki ñu boole ak benn ministre bu leen waa doo ma dimbali dama bëgg directeur de cabinet boo xam ne nangam yu mel noonu boo ci xamee nga boole leen donc loolu moom yàgg naa am li kii di wax daal moom leer na wante nag nañ koy defee ci suuf ndax leer na kooku mooy waxtaan wi même buñ koy defee noonu est-ce que tollu ñu jamono boo xam ni àddina soppeeku na ñu war a dugal ay pexe yu bees ay xam-xam yu bees li nekk tamit mooy politique léegi moom dafa bokk ci suñu dund maanaam alternance day soppi état loolu la ñuy gis day soppi état xam la naan république normalement république moom c'est quelque chose de pérenne am na yu bari wala soppeeku wala buy soppeeku bon du rek alternance ñëw soppi ko wante alternance yi tamit léegi dafa nekk loo xam ni mën na indi ay coppite ci ni administration bi doxee def naa ñu bari ñu ngi koy wax dañuy waxtaan ci waxtaan bi tam mën nañ seet na est-ce que ñi ngi gëstu loo gis dañ ko war a gëstu war ko natt ba xam ndax lii mi ngi dox fu mu toll est-ce que gëstu boobu ñu ngi koy def ñuy doxale yëf yi ndax méngoog naa yoon ndax am na njëriñ ndax du tere benn gouvernement li mu bëggoon liggéey ba nit ñi njëriñoo ci du ko mën def yooyu bi ñu ko war a gëstu li ñuy wax efficacité mën a nekk efficacité économique wala comme yu bëree bëri am na ku sa xel xool tamit mën nga gëstu xool ndax lii daal nekk na li tubaab di wax vision maanaam gis-gis boo xam ni am na maanaa am na sens li ñuy wax cohérence kooku tam mën nañ ko gëstu kooku beneen étude lay doon donc boo jëlee ci Dia ak Senghor jaar ci Diouf ñoom daal defe naa ni li ñu bëggoon mooy li tubaab di wax austérité maanaam muñ bañ a yàq dafay économie xëy na ci jamono ñooñu réew moo xam ne da ngay soog a jóg xëy na loolu am na maanaa wante ci sama gis-gis bi Wade ñëwee loolu yëpp daf koo teg fële parce que man dama naan Wade moom esprit entrepreneur la quoi esprit entrepreneur la yore moom li moom gën seet defe naa mooy li tubaab bi ak efficacité maanaam résultat bu gën a lii war am xam nga boo toppee fonctionnaire dana lii mënoo ko def parce que yoon nee na nangam wax yu mel noonu moom da doon doxal li ñuy wax résultat vision nan lay def daal ba mu am ci sama gis-gis donc nit ñooñu dañu wute ku nekk ci tubaab di wax paradigme ni nga gisee àddina ni nga gisee ñi doxale la booy xool tam politique loolu normalement kii woteel nit par exemple da ngay xool kii mooy kan nan la gisee li ñuy wax vision mais ñi kii mën nañu wax ne lii exemple vision la Dia Senghor Diouf Wade dañuy wute ni ñuy gisee résultat ni ñuy gisee efficacité nga Wade mën nañu wax ni loo ko critiqué salaire fonctionnaire ci moom la yokk dëgg-dëgg bon ci sama gis-gis président Macky Sall moom damay yaakaar ni ay cabinet yooyu pour moom c'est purement politique donc pour moom loo xam ni mën na ci sukkandikoo pour yokk dooleem li ñuy wax force de frappe politique doon laa ko tuddee ci vidéo bi waaw loolu da mu fekkoon dañuy gëstu rek gën koo gëstu comme ni mu ko defee ci beneen vidéo ak articles yi ñëw def naa articles yooyu ñu ngi ci journaux yi fan yi di ñëw wala bu ñu commencé wu tey ñu ngi ci gëstu naa loolu mais dinaa ko def vidéo tamit maanaam xëy na ku jiital mérite
maanaam lu nit méngoo nga joxoo ko ci xam-xam ci ay gëstoom wala yu mel noonu ah xëy na loolu tamit mën na tax yi fi gën a dox toll nañu foo xam ne tamit léegi liggéeykat bi dañ naan ressource la maanaam ni xaalis nekkee ressource noonu la nit ki nekkee ressource donc jamono yi li tubaab di tudde gestion des ressources humaines dafa am maanaa te dafa mel ni daal administration bi fay daal te am na tamit ñuy def yoo xam ni day yokku tayi état bi maanaam état bi dafay rëy ni mu day ñu koy wax taux d'encadrement maanaam boo fekkee am nga xam-xam ci gestion des ressources humaines li ñuy wax taux d'encadrement dañ naan la benn nit waroo jiite lu ëpp directement lu ëpp juróomi personne à 20%, 25%, 30%, ça dépend du secteur mais léegi moom da ngay mel ni rek benn général bu amee góob yu bari yëpp nga jiitalee loolu tam jar na gëstu donc méritocratie boobu lu ñuy tuddee gestion des talents dafa am maanaa am na ñu naan tamit te man loolu xool naa gëm parce que dama ko vivre am na ay jamono sama liggéey yóbbu ma ci ay Djibouti Dubaï waxtaan ak waa Singapour bi kenn xamul ba gis ci li ñu tuddee tamit état léger ñu koy wax structure plate dina banaam daal état boo xam ni du rëy ba nga xam ni alal réew mi yëpp daf ciy dem parce que alal réew mi mën na dugg ci leneen mën na dugg ci créer des emplois créer des industries ak yeneen ak yeneen loolu tam mën nekk yoon mais yoon woowu am na ñu ci jaar mu ngi wax président Lee Kuan Yew la nga xam ne moo jiite woon Singapour moom jaar na ci yoon boobu te li ñu gis mooy ba mu ci jaaree tam réew moo dafa changé nga Singapour lu muy tuuti yëpp nee nañu ci réew yëpp alal ci àddina bi la bokk tey parce que moom ni mu jiitaloon mooy état boo xam ni daal xam na réew yem na ci loxo du bari ay cabinet ay direction ak ay yu kenn xamul xaalis bi ci des ci def ko ci yeneen te la mu gën a def ba muy soog a yëg mooy def ko ci éducation la njëkk a def d'ailleurs boo xoolee ak santé mais après ba réew moo xam ni borom xaalis yi ci àddina bépp lañ fay dem liggéey wuti xaalis wuti richesse waaw kooku mooy beneen stratégie la am na sama vidéo bu nekk ci site yi mais en français xëy na bés dañ ko def ci jéem a def ci wolof donc loolu tam mën a nekk yoon bu fekkee noonu gis-gis sa gis-gis noonu la ah xëy na mbiru cabinet yeeg administration bi neneen nga koy gisee kii may wax nii lii bi mu defee loolu tam administration bu yem ci loxo dafa ñu baa naa ko def wante tam damay fay nit ñi bu baax boo xool foofu dëkk boobu Singapour fonctionnaire yi ñoo gën a salaire gars yi nekk secteur privé donc lii yëpp day wane ni rek ay gis-gis yi ci derrière li tubaab di wax vision bu leer nga xam lii li tax nga def ko fii nga bëgg a dem donc loolu daal am na importance yaakaar naa article bi moom vidéo bi xëy na dina leeral débat yi jéem naa ko def ci wolof nag xëy na xaw na jafe mais bu yàggee mu mën donc li ma bëgg mooy li wax rek loolu lañ daal mooy si yéene suñu article ñu ngi koy bind mi ngi ci site yu bari am nañu ñaari site yoo xam ne ñoo ko moom suñu bopp mi ngi ci booleeg tamit ñi koy yónnee ci presse nationale bi ak internationale ñi koy publier loolu daal ñi ngi ci bu ñu defee vidéo yooyu ak article tamit li ñoo bëggoon tam nag mu indi débat nag du werante parce que Sénégal moom def naa ni dañuy def kaan débat werante moo tax dama yaakaar ne sax bu ñuy émission débat yi nekk télé yi léegi dañoo war a bàyyi di teg ñaar nit ñuy xoolante ku nekk di wax sa bam dara parce que boo demee ci télé yooyu wax lu ki ñu fi indi ngay waxal nit ñi nekk ci ginnaaw écran bi maanaam ñoo ngay waxal ñoo war a xool wax ak ñoom la donc kooku soppeeku la boo xam ni jafe na mais xanaa danañ ci egg bés parce que buñ ci eggul tamit nit ñi dañuy tànn rek mais du ñu xam ci tànn kan la loolu daal boo tax ñi commencé def yi ñu ko tasaare li ma cee mën a dolli tamit mooy ñun nit ku ñuul Sénégalais dañu war a mën a xalaatal suñu bopp li wax processus endogène maanaam xalaat boo xam ne ci suñu biir lay jóge wante nag ubbeeku Senghor daan na ko wax ubbeeku maanaam ubbeeku boobu mooy xam-xam yemul ci Sénégal yemul ci Afrique yemul ci yëpp fépp ci àddina bi tey sax mu ne wax àddina mooy internet xam-xam baa ngi ci internet loolu tax da tax ñu mën a xalaatal suñu bopp mën a def suñuy gëstu
mën a jël daal paramètre di tubaab di wax paramètre daan maanaam lépp loo xam ne daal lay tax ñi gën a jëm kanam xam li ñuy def sukkandiku ci lu wóor donc daal loolu moom yaakaar ni mooy sama yéene moom laa def nii ba soppeeku yooyu tamit dafa laaj daal ay soppi xel ay soppi xalaat ay façon décision yu bees xëy na sax ay nit yu bees kooku mën nañ ci ñëw ci beneen débat donc loolu daal laa bëggoon partager ak yéen tey étude bi nag def naa dem naa ba jël texte 1959 yi li ma jaaxal rek am na décret boo xam ne mun maa fexe ba gis ko 2007 909 bi xamul tax mu làqu daal jaaxal na ma parce que décret dafa nekk loo xam ni dafa war a yàq public dañ koy publier maanaam Sénégalais boo bëgg a am war nga ko mën am day toll nañ jamono boo xam ne sax dañ la koy defal ci internet ah donc loolu laa bëggoon wax tey bu beneen yoon nag li ñu wax tey ci cabinet yi ak ci recrutement yi ma gën ko xóotal bi ma sukkandiku tam ci benn livre bu génn fan yi États-Unis jaaxal na ma sax tax mu génn ni ci bi nga xamee ne résultat élection yi dañoo génn dama yaakaar daa xam na lu tax maanaam livre boobu dafa am benn waay bu bari xam-xam ñu koy wax docteur Keef mën ñu wax ci àddina bi yëpp daal ñu gën a xarañ ci affaire tànn nit ku war a liggéey fu koy liggéey ni ñu koy tànnee noo koy gëstoo ba xam kii mooy kan mu génne benn livre jëmale ko ci gouvernement bi def naa ci benn article yaakaar naa ni bés ni tey mi ngi commencé di nekk ci presse bi la presse en ligne la mais man sama bopp dina nekk samay blog ci fan yi di ñëw dinaa def tam benn vidéo jéem na wax tam sélection tànn nit dafa am maanaa nit ku nekk da nga mën a war a jël loo yeyoo jiite loo mën a jiite loo attan ku nekk am na loo mën yemal ca la nga mën wax ma nag doo jàngal leen wante damay nekk rek dicteur damay nekk ko yooyu daal di ci yàqal ci la bokk donc loolu mooy doon sama prochaine vidéo yaakaar naa ci kii bi ci sama YouTube bi ak sama yeneen site yi parce que am naa tam yeneen plateforme yoo xam ne dafa am vidéo maa ngi leen sant di leen gërëm jéem naa ko def ci wolof bi yaakaar naa ni xëy na leer na xëy na ku déglu waa dëgg ci gis njëriñ waaw man maa ngi tudd Abdou Karim Gueye bu mooy xool bon wax sama bopp ba naan daal nekkoon naa fi inspecteur général d'État nekk fi tamit directeur ENAM ñu wax école nationale d'administration et de magistrature représenté naa sama réew Djibouti pour dimbali waa Djibouti ñu créé seen inspection def naa fa 5 ans waaw léegi daal jamono yi maa ngi liggéeyal Afrique comme consultant international dans certains pays pour la bonne gouvernance pour seen contrôle yeeg yu demee noonu maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan nag bu leen vidéo bi neexee tamit ngeen daal di cliquer rek bouton boobu nekk suuf ni ñu koy waxee pour ñu bokk ci plateforme bi bu leen neexee tam ngeen am vidéo wala ngeen bëgg ma interviewer leen ci xalaat sawar naa tam def ko ku am sa vidéo bu méngoog li ñuy gëstu man sawar na vraiment def ko sama kii code de problème ko bëgg a waxtaan tam ñu interview boo ñëwee tam ñu yokk la ci rek loolu daal laa bëggoon wax de wax ngeen cliquer pour rejoindre sama lien itam nga yónnee ko seen xarit wala ci ngeen xam ne yaakaar nañ lii war na leen mën a amal njëriñ wala mën nañu contribuer leen gërëm bu baax a baax di leen baalu àq tam ci sama wolof yi mais dafa naa daal li ñuy wax ni bu ñu ko xool ci wolof tamit day dañu jëm kanam naa def nag vidéo bi aussi en français waa kay jërëjëf la beneen yoon